salaamaaleykum am internet Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm tey nag ñu ngi fii ci golf li ñu fi indi nag muy lu doy waar loo xam ne yaakaar naa ne bu ngeen gisee image yi rek xam ne lu doy waar la lu yéeme mais lépp dogal suñu borom la taw bërki biig bi ba taw biig bi sax laay wax moo indi lii lépp ba koñ bi indoonde ba fees dell ba dugg ci biir kër yi nag ñu ngi fii ci golf Malick topp ma ci biir kër gi ñu xool ñoom nan la ñuy dundee ak taw bi ak jafe-jafe yi lan la. waaw Malick ni ma leen ko waxee ba tey ñu ngi fii ci golf ci kër gi nga xam ne daanaka taw biig bi moo indi jafe-jafe ci koñ bi wàll si ba ci biir kër gi def fi nag lu doy waar damay bàyyi sunu yaay jën fekk nga xam ne mooy mère de famille bi mu présenté waxu turam yaay booy maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay delloo nuyu man Fanta Sané laa tudd. Fanta Sané yëf yi nan la demee. yëf yi daal c'est pas la première fois ñuy inondé il y a 3 fois de suite. La dernière fois c'est en 2015 léegi ci la ñu débrouillé ba def élévation barricade devanture bi depuis booba ñu am féex ndax taw yooyu yëpp duggul waaye ren à notre surprise ndox mi duggee ci ginnaaw moo ñu lor nii mais ñu ngi ciy sant yàlla ndax dégâts matériels rek moo am. mënoon na demee neneen mënoon na nekk dégâts humains mais comme dégâts matériels la ñu ngi sant yàlla rek moo xam lu tax mu wàccee ndox mi fii ñu ngi sant yàlla mais léegi dañoo bëggoon tamit ñu constater ñu xom pour ñu trouver solution d'ensemble parce que du ñun rek yeneen kër yi tamit dafa inondé te lu ko indi mooy ndox bi jógee tali cité douane bi ñu damee dañ ko damee mais niwale wuñu ko defuñu ko pant ba ndox mi dem bu boobu feesee rek même kër yooyu sax am na kër yu am problème foofu bu feesee day déversé wu fii te ñun dañoo nekk creux ndoxu camp bi tamit day versé wu fii léegi ndox Aline Sow bi day wiiriti ñu tase fii loolu mooy indi suñu problème bi de tout le temps mais depuis bu ñu élevé on avait la paix ba démb surprise la moo tax dara mënuñu koo génnee fi ndax lii daf ñu bett. ban heure la. boobu xam nga taw bi 4 heures du matin la commencé ba ay 9 heures du matin léegi nag ci la ndox mi pëndëx foofu waaw. léegi daanaka li ñu fekk ci kër gi lépp yàqu na dara génnul parce que gis nañ néeg yëpp dara génn ci su néeg bi dafa mel ni bii mooy sa néeg. waaw bii mooy sama néeg xam nga jigéen dañuy bari bagage. gis nga nu ma jaxasee yëpp bagage yi. ma fekk fi ay photo Màkka dafa mel ne bi nga jógee Màkka sax yàggul. daaw rek laa demoon Màkka sant yàlla waaw. noo tudd. man Fanta Sané. nga fàttali nu quartier bi ban quartier la ci golf. kii bi station 10 la. station 10 Cambérène ci wetu camp marine bi kii bi ancien camp marine bi moo nekk nii moom la ñuy tabax léegi ay cité waaw loolu daal. cité yu ñu wër moo ñu gën a indil problème ñu ngi dëkk fii depuis le 18 septembre 1994 ñu ñoo njëkk samp fii ci station 10 bi ci la ñun ba léegi mosuñoo am problème inondation bi année yi cité Aline Sow commencé ñu tegu ci cité yi ay cité douane ak yooyu waaw. jërëjëf mbokk yi yéen ko gis noonu li sunu yaay développé lépp mais daal boo duggul ci kër gi doo xam ñoom li ñuy dund image la boo xam ne image yu doy waar ñu ne ci biir ndox mi nii te ku ne xam na ne lii ñuy dund métti na may ñaan rek ndimbal li ko dalee ci état njiitu réew mi nga xam ne dafay nekk pour Sénégalais yëpp maa ngi lay lancer un appel boo gisee suñu vidéo nga gaaw wallu ñii parce que soxla nañ ku leen wallu parce que seen bagage yi ci biir kër gi dara génnul
lépp yàqu na néeg yaay ji la sama néeg yaay laa génnee nii te yeneen néeg yi ma dugg yëpp nii la nu mel kon maa ngi lancé napp ak bonne volonté yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan te mën cee def te yàlla tax ndax jaboot la te këram gi daanaka bagage yi lépp a yàqu lépp a yàqu. musuñu woote sax lii mais tey moom waaw dafa déggu ndax bi fi ndox mi dugg ak yooyu maire gox bi ñëw na fi nemmeeku leen wala dara. mu son nañoo taxaw na li xool bayal booba fële bayal la woon ñu xool ni bayal bi doon ak suñ kër yi mais foofu la ñu yem waaw. ba pare di lancer un appel ci maire bi nga xam ne mooy maire gox bi lii sa quartier la amee may ñaan rek boo seetaanee suñu image yi nga mën a ñëw masaw sa dëkkandoo yi xool li ni dund ndax yow yaa leen bokk jaboote te lii ci sa biir gox la amee naam doo ci dara ndogal suñu borom la mais gaawal nga wallu ñi nga xam ne tey ñoom li dal seen kaw. maa ngi toog ak kenn koo xam ne suñu frère la am naa yaakaar ni doom la ci maire bi ku baax maa ngi lay. maa ngi lay fay. tur bi nan la. Chérif. Chérif yëf yi am nii nan la dikkee. bon xam naa peut-être nappe phréatique bi moo fees moo tooy ndox bi contourné dajji dal bi il y avait des dalles ici quoi dajji dal bi inondé kër gi waaw. genre ban heure. démb ay booru midi quelque chose comme ça je pense waaw. ndax boobaak léegi ki nga xam ne mooy maire gox bi ndax ñëw na fi masaw leen nemmeeku leen wala. non on n'a pas de vue de maire ba léegi moom gisuñu maire gisuñu autorité franchement. lan ngay amoon looy wax tey ji président de la république mbaa képp koo xam ne rek bonne volonté nga koo xam ne mi ngi gis image yi. bon pour rappel lii du première fois mu ñuy dal cité Aline Sow bañ koy doog a kii implanté bañ koy construire depuis boobu lañ am problème bi parce que foofu noonu espace la woon mënoon naa ne peut-être moo ne woon bassin de rétention bañ ko tabaxee ci lañ commencé am problème yi seen assainissement ça verse vers ce creux là voilà. parce que dañu gis ne fii soriwul géej gi. waaw on peut pas comprendre nga dëkk à 200 pas à 2 pas de la plage di inondé loolu tamit du yoon. mais lu mel ni moom mi ngi fi door am bien fa nekk ne di du gan ci kër gi mais lu mel ni mi ngi fi door am. waaw bii moom c'est trop c'est trop pour vous dire l'État a failli parce que fii nii war na am assainissement waaw à 0 pas de la plage comme je le dis waruñu am problème inondation waaw. ñu gis ni ci kër yi boo ci duggee ci néegi lépp a yàqu benn bagage génnul tey jii boo amoon looy wax ñi nga xam ne toog ñoom bonne volonté yi leen war a seetaan pour jàppale leen lan lay doon. bon xanaa ku ci mën a jàpp rek tamit kii pour le moment on a nos voisins ñoom lañ fi am waaw ñoom ñoo ci jàpp depuis démb franchement kenn amul seen fay. te tey démb lii ci boobu léegi yéen a ngi ci ndox mi nii am. bon le reste de la famille dañ demoon si sam benn sœur fa lañ dem passer la nuit mais nous on est resté mag ak mon cousin waaw. Malick mii lu doy waar loo xam ne yéen ñëpp gis nañ ko ndax li ma naan boo duggee ci biir kër gi rek te am loo yëg tuuti sa yaram day daw parce que ñun ci banlieue bi lañ dëkk xam nañ li ci inondation man bokk mais lii ma gis tey jii man daf ma sax dépassé parce que boo xoolee niveau ndox bi fii miir bi yem fii la ndox bi yem kon lii ma lay wan ne ndox bi dafa mëdd néegi te nii mu def ëtt bi nii la def ci biir néegi muy lu doy waar loo xam ne nag yéen a ko gis ñuy ñaan rek ki nga xam ne mooy njiitu réew mi moom lay tàmbalee di président Macky Sall encore une fois nit ku baax nga nit ku am yërmande nga tey kuy bàyyi xel askan bi nga yow ak sa soxna mais lii moom bëgg naa ñu gaaw dimbali leen ndax ñi solution la ñu bëgg parce que lii nii mënta continuer seen bagage yëpp yàqu na même jur gi fi fekkoon sax am na yu dee te amuñu fu nu jëm te fii rek lañ ko mën a jooytoo may ñaan même bu dul kooku tam bonne volonté yi seetaan te mën cee jàpp gaaw leen ci social li ngeen may fekk si fii mooy bu baax bi nag bu gaaw bi maa ngi leen ci woo ngeen dimbali ñi nga xam ne famille lañ di famille lëmb boo xam ne tey seen bagage yi dara génnul fii ci golf muy lu doy waar. bon ci néeg yëpp la dugg pratiquement néeg yëpp la dugg gisoo même élévation bi fële sax jël na ndox waaw fii nag la gën a graaw waaw.
ñu ngi leen di masawu di ko bokk ak yéen tey ji di ñaan daal solution am léegi te xam na ne solution dana am bu soobee suñu borom di ñaan nag lii yàlla def ci léegi saafara ndax yàlla buy defar day mel ni kuy yàq fekk di laa bëgg a dimbali ndimbali suñu borom yàlla na ci tàbbi ba solution am léegi ñu gën a génn situation yi ndax ñoo bokk réew mi waaw. ñu leen di remercier yéen tamit bon bañ leen wooyee rek bàyyi ngeen lépp daw si ñëw ba wàllu si ñu donc pour juste rek dëggal li ñu naan Sénégal bon dañuy jàppalante quoi waaw ñëppay jàppalante voilà merci beaucoup. ñëppay jàppalante maa ngi leen ciy xaar fii la ci golf famille la ndox bi dugg fi bërki biig yàq kër gépp yàq seeni matériel yàq armoire yeeg lépp ray ginaar yi ray xar yi non seulement waxuma rek mais ci ndox mi leen fanaan ci leen yendu may ñaan solution léegi di ñaan képp ku may seetaan nga réagir ci ñi te xam ni ku defal yàlla yàlla fay la bàq bi tooy na famille lan du benn nit du ñaar c'est une famille kon dimbali leen jàppal ni yaa ngi jaamu yàlla ma ciy woo ñëpp di ci woo ki nga xam ne mooy Daba Thiam maa ngi la ciy woo di ci woo Binta Cissé di ci woo ki nga xam ne mooy Jabu nekk États-Unis yéen ñëpp maa ngi leen ci woo di leen ñaan ngeen fekk si ma ci lii te xam ni bàq bi tooy na ku ji yàlla fay la fii ci golf la jërëjëf yàlla na ñëpp am jàmm